asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. fas yéene ñëwaat gën a xool nu exploité waat di nga xam ne mooy cadeau yàlla bu rëy bi nga xam ne moom dañu tuddee al imaanu muy la foi, parce que cadeau la ndaxte képp koo xam ni mi ngi ci yow rek xamal ni yàlla jox na la envoyé la cadeau boo xam ni mooy tijji yeneen buntu yëpp, comme nag ma waxee ni mu ko waxee suratul baqara alif lam mim dalikal kitab mu nag alif lam mim lii de mooy téere bi laa rayba fii, kon amul benn doute boo xam ni am na ci téere bi nga xam ni mooy alquranul karim. war na lil muttaqin mu nekk nag njub pour ñi nga xam ne ñoo am ragal yàlla, ñooñ ñooy ñaan alladina yuminuna bil ghaybi. gis nga yàlla indi ñi nga xam ni nag dañu gëm bil ghaybi kumpa, li nga xam ni gisuñu ko wala boog dañ leen ko wax rek. yàlla am na, yowmal qiyaam am na, aljana am na, safara am na, ange existe nañu, yëpp ñu daal di ko gëm donte tegul ci seen bët. kon ñi nga xam ni gëm nañu kumpa, waaye comme ni ñu koy waxee rek, la foi c'est de croire en l'invisible, mais en fait on peut dire qu'à partir du visible on déduit l'invisible. su ne yàlla am na gisoo ko, yàlla am na gisoo ko, waaye àdduna bi bu ko ko xool xam ni ak na mu tëddeeg na muy doxee am na ku ko bind. donc à partir du visible on déduit l'invisible. loolu dafa am solo, moo tax mu ne lii amul dut ku xool nit si boppam ni mu di ko bind, ni mu bindoo, ni mu ñëwee ci àdduna, processus yi am yëpp, les animaux, saisons yi ni mu demee ni ñëw nga xam ne kon lii am na benn intelligence externe bu nekk ci ginnaaw buy doxal lii lépp di demee di nga xamante ni si ci ordre yàlla. kon nag iman nekku rek ni mooy loo xam ne c'est une croyance aveugle wala on croit seulement en l'invisible, mais non, c'est à partir du visible qu'on déduit l'invisible. kon mu ne alladina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salat, ñooñu nga xam ne ñoo am iman boobu gëm kumpa di taxawal julli juróom, wa mimma razaqnahum yunfiqun di dépenser ci yoonu yàlla alal ji nga xam ni dénk naa leen. walladina yu'minuna bima unzila ilayka, ñoom ñi nga xam ne gëm nañu muy ñëwaat iman li nga xam ne wàcce nañ ko ci yow Seydina Muhammad, wa ma unzila min qablika ak li nga xam ne wàccee nañ ko ci yonent yi nga xam ne ñoo la fi jiitu woon. wa bil axirati hum yuqinun, te ñoom am nañ certitude que ni daan dund ba dee, te buñ deewee daan dekki pour ñu àtti leen yawmal qiyaam. kon yàlla ne ulaika ala hudan min rabbihim, mu ne ñii ma cité ni ñoo nekk ci seen njubu borom. wa ulaika hum muflihun, kon ñii ñoo ñi nga xam ne ñoo réussir li nga xam ni mooy seen vie, muy seen épreuve terrestre. kon cadeau yàlla bi nga xam ne mooy iman boobu il faut ñu recevoir ko, mais pour nga recevoir cadeau da nga koy accepter ba pare. donc dañu war a accepter cadeau yàlla, recevoir cadeau yàlla, honorer li nga xam ne cadeau la bu jógee ci borom bi, exalter ko, mettre ko à l'aise si nga xam ne mooy fi nga dëkk, avec tous les honneurs dus à son rang, parce que cadeau la bi nga xam ne mi ngi jógee ci yàlla. te ki nga xam nag moo symboliser cadeau boobu nekkul burul jëm li nga xam ne mooy mën nañu wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon boo recevoir Seydina Muhammad en toi, bu nee da nga ko recevoir si yow, mooy de recevoir nga sa biir xol. li ngay recevoir sa hôte, sa gan sa biir kër teral ko, noonu ngay recevoir Seydina Muhammad sa biir xol, foofu mooy siège am. foofu ngay recevoir li nga xam ne mooy iman bi nga xam ne moom la yàlla jox muy cadeau, parce que kenn du ko liggéey, don de Dieu la. loolu nag bu xasee am da ngay gis ne mooy entraîner benn changement ci dundu nit ki, ndaxte iman boobu su ñëwee ba siège si li nga xam ne mooy le trône doomu aadama yi muy nekk xol bi, fi appartement nag nit ki dafay nekk sous la guidance divine. être am yëpp dafay rayonner. gis nga li muy rayonner, li koy rayonner mooy la lumière divine bi nga xam ni moom mooy dégager wu à travers le cœur
daal di feeñ ci li nga xam ne mooy cër bi ndaxte muccub yàlla le salut de Dieu c'est une alliance donc mariage la boo xam dafa exister mu nekk benn mariage spirituel ndaxte l'âme de l'élu dafa bëgg unir ak notre âme l'âme de l'élu mooy parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku yàlla bind moom mooy source bi nga xam ne ci moom nga jóge kon da nga war demaat unifié waat ak moom sa âme nan lay connecté waate ak li nga xam ne moom mooy la lumière de Seydina Muhammad il faut que loolu am donc bu fekkee nit ki dafa génne yàlla ci dundam na xam ni mi ngi liggéey pour le neen kooku l'histoire des nations et des hommes est là pour en témoigner ñaat nit ñoo dund jàppoon ni ñoom la di wax li ñu am ci teraanga ak alal ak lu mu mënti doon bi ñu deewee jéem ils ont tout perdu la vie continue léegi li nga xam ni yaa ngi ko doon vivre après nag nga war a jànkoonte ak li nga xam ne mooy l'éternité donc di dund génne yàlla ci sa dund mooy yaa ngi liggéey yaa ngi travail yaa ngi def sa effort dans le néant dund bi nga xam ni am li ka lal du ragal yàlla fan la yóbbu tey doomu adama yi ci barbarie ci fen wuruj corruption bu mën sa morom duma injustice lëndëm ignorance def lu ñaaw di ko fësal léegi finalement bu fekkee ni nit ñi tenituñ compte jëletuñ seen code moral ci yàlla seen code moral nekkul ni ci yàlla lañ ko jëlee ci alquran à part de ce moment nag dañu mel ni ay bàyyi ma bal sax abdal dafa mel ni sax bàyyi na mooy ñëw ñu gën parce que ñoom ils n'ont pas la conscience bi nga xam ne moom la yàlla jox nit pour mu mën a surmonter li nga xam ne mooy son être ko boobaa ni ki ne dafa mel ni amatul destination parce que mi ngi topp bakkanam donc la conscience bi nga xam ne moom la yàlla jox li nga war a animer mooy yàlla le sens de la justice ci yàlla lañ ko war a jëlee kon lépp li nga xam ne moom la ki nga xam dafa am iman di doxee warul jógee feneen lu dul ci yàlla à travers Seydina Mohamed bi nga xam ne mi ngi ko tamponné ci téere alquran nga xam ne tey kenn amul lay ndax ku tijji alquran xam ni nga war a dundee lii nag bu amulee l'opinion publique mooy nekk nag le code moral de la personne les sondages d'opinion mooy remplacer li nga xam ni mooy la voix des prophètes les sondages d'opinion mooy li nga xam ne mooy jël jàngale bi nga xam ne moom la yonent bi doon jàngale Seydina Muhammad léegi lan la nit ñi wax nit ñi ni lañuy doxee ñëpp ni lañuy xalaatee ñëpp nee nañ nangam léegi finalement la personne il ne fait que suivre li nga xam ne mooy l'opinion publique fàtte ni moom il a un contrat bi nga xam ne da ko signé ak yàlla muy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon nit ki su fekkee ni xamatul ni dafa nekk benn créature yàlla dafay perdre sa sacralité su boobaa rien ne devient sacré lu ko neex def bakkan bi léegi régir na ko daal di toog sur le trône bi nga xamante ni si mooy le cœur moo tax tey ñu war a delluwaat suñu bopp bu baax a baax parce que gën a mën a defaraat suñu bopp pour mën a yaraat ndaw yi parce que xale ndaw yi dañoo soxla am lu ñu gëm xale bu juddoo am lu mu gëm léegi nan la ñuy orienté gëmu xale yi génération bi ci li nga xam ne mooy seen iman muy seen diine muy seen yonent muy alquranul karim ndaxte nit ki fépp nit ki lu muy dund te li muy dund tënkuwul ci li nga xam ne mooy iman lan la ko yóbbu ci perdition benn monde boo xam ne sans idéal léegi en se libérant de la crainte de l'enfer nit ñi bi nga xamee dem nañ ba nga xam ni ragaltuñu ni safara am na ragaltuñu bëggul yàlla mooy renoncer nañu à l'espoir du ciel kon da ngay juddu dund dee pour yow c'est tout léegi xam nga kon dafay doy waar kon li nga ne gëm naa ne yow mal xiyam am na dafa mel ni nekk tuuti ci conscience doomu aadama yi dégg nga kon nag le guide dafay apporter li nga xam ni mooy espoir la nag de la vie éternelle faaw nit ki am guide
parce que foi boobu il faut mu am koo xam ne moo koy guider pour exploiter ko pour que nit ki mën a gagner la vie éternelle dans le paradis. kon nit ki su bi mu demee ba nga xam dafa dévié wu de l'orbite de Dieu kon nag il s'est placé sur une trajectoire boo xam ni c'est le néant trajectoire boo xam ni c'est le néant parce que boo xoolee yàlla ni mu bindee àdduna sax daf ñu jàngal la terre la lune léegi ñun ñëpp ni ñuy gravité autour du soleil yàlla dañu xam ne yéen tamit noonu ngeen war a jàll wàcc leen ci kaw suuf pour ngeen war a gravité autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam mu leen di jox si nga li nga xamante si pour que les rayons soleil rayon yu Seydina Muhammad à travers léegi mooy aaye yi nga xam moom nekk ci alxuraan mën di ñëw ci yéen di leen guider ndaxte Muhammad mooy Shamsul Huda mooy le soleil de la guidance mooy Badru Ja quel que soit les ténèbres yi nga xam ni ngi nekk dans la nuit Muhammad mooy la pleine lune bi nga xam ne chaque fois mi ngi servir de lumière à l'humanité kon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu centre de gravité kon ñun ñëpp dañ war a nekk comme ni pèlerin yi dem di gravité autour de la Kaaba jullit ñëpp tey noonu la ñu war a nekk fu waay mën a nekk rek di gravité autour de jëmm jooju nga xam ne mooy Seydina Muhammad nga xam ne yow yàlla moom la yàlla wàccee mu nekk nag rahmatan lil alamin ni ko yàlla tuddee wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin mu ne ana rahmatul muhdaat man maay seen kaddu yërmande ba leen yàlla wàccee kon nag bu fekkee dañ dama nga xam ne léegi àdduna bi dañuy libéré wu de son orbite moom Seydina Muhammad ñu ne dañuy dem ut beneen centre de gravitation moo ñu indi lii lépp tey mooy tey àdduna lañ jël teg ak les concepts de ce monde ñëpp di gravité autour de ces lois de ce monde tey le résultat est là yàlla wane boppam comme nag nit mënul fay sa rançon à Dieu l'homme ne peut pas payer sa rançon à Dieu impossible waaw donc juddu bi ñu war a judduwaat tey mooy la condition sine qua non pour tey ñu mën a dugg ci yërmande yàlla te loolu Seydina Muhammad kese moo ko mën a opérer en nous parce que moom la yàlla jox caabi bi moom mooy baabu tawba mooy buntu tuub mu ne yéen jullit yi walaw annahum iz zalamu anfusahum su dee jullit dañu tooñ seen bopp jaa'uuka ñu ñëw si yow Muhammad fastaghfarullaha ñëw di jéggalu yàlla ci yow fastaghfar lahum rasul yow yonent bi nga daal di jël mbir mi tegoo ko jéggalul leen la wajadullaha tawwaban rahim yàlla ne maa ngi giñ ni intervention Muhammad boobu dugg dina tax nangul naa leen seen tuub jéggal naa leen ngir jëm Seydina Muhammad kon tey buntu bee ngo buntu bi mooy Seydina Muhammad ndaxte yàgg na xettali li nga xamante si mooy àdduna parce que rahmatan lil alamin yemul sax Moustapha yërmandeem yemul rek si jullit ñi de waaye képp ku bokk ci alam beeg alam bi yëpp ci yërmande yàlla ci yërmande Seydina Muhammad leen yàllay aare kon moom rek mooy li nga xam ne moo ñu mën a génne si suñu mort spirituel jox ñu li nga xam ne mooy la vie éternelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy le chemin moom mooy guide bi moom mooy lumière bi moom mooy le salut suñ ko génnee suñu dund réer nañu sànku nañu alku nañu wa maa kaana Allaahu yu'azzibuhum wala wa maa kaana Allaahu yu'azzibuhum wa anta fiihim yàlla ne duma leen musal mbugal fekk yow Muhammad yaa ngi seen biir kon nanu jëlaat Muhammad invité waat ko suñu biir di ko tagg di julli ci moom di jikkoo jikko yi nga xam ne moom lañ ko indil fonk alquran fonk sunna bi nga xam ne moom la ñu indil su boobaa Muhammad bi suñu biir yàlla moo ko wax ci alquran neen duma leen mbugal mukk kon su mbugal wàccee rek kon dañu génne Seydina Muhammad suñu biir te fu Muhammad nekkul rek rahmatullahi du fa nekk loolu mooy problème
kon léegi espoir bi nga xam ne moom la jullit ñi am tey nekkul si jëmm jooju nga xam ne mooy Seydina Muhammad waaw donc ñuy invité kenn ku nekk si jullit ñi rek mu xoolaat pas-pasam ñun ñëpp ñu defaraat suñu toogaay comprendre ni comme ni nga ko waxee rek épreuve bu nekk yërmande yàlla la waaye le monde des hommes ñoo ko dul comprendre loolu fay fekk yàlla su bëggee jéggal ay jaamam su leen bëggee sauver su leen bëggee avertir que ni ëpp na dafa am nu muy doxalee parce que mu doon na bàyyi rek muy doxee noonu ñëpp nekk ci réeraange ñëpp defe ni noonu la gars yi dee benn par benn ku dee alku ku dee alku yàlla nag mu mel ni buy wàcc yërmandeem doo xam ne yërmande la fekk avertissement la avertissement bi li ko lal muy yërmande comme papa bi nga xam ne gis na doom jël chemin bu bon mu teg ko ay sanctions c'est pas pour mettital ko waaye daf koy teg sanction pour le ramener sur le droit chemin loolu amour la Dieu est amour Dieu est salut moo tax mu tudd ma assalaam jël assalaam boobu nga xam ne mooy jàmm jox ko Seydina Muhammad mu sol manto bi jox ko xeetam bi dee leen nuyonte assalaamu aleykum kon yàlla nee na moom mooy salaam allahuma anta salaam yow yàlla yow yaay assalaam wa minka salaam te salaam ci boppam ci yow lay jóge kon yàlla moom jàmm la yéene li nga xam ne mooy jaamam yi loolu la Seydina Muhammad jàngale lépp lu jóge ci yàlla yiw la lépp lu jóge ci yàlla teraanga la lépp jóge yàlla lu jóge ci yàlla luy defar la yàlla buur bu baax la huwal barru arhamur rahimin ku am yërmande yàlla la ëpp yërmande kon bu jullit ñi xamee loolu rek dañuy dimbali ñu xam ne tey dañoo amaat pour kenn ku nekk suñu defaraat sa toogaay kenn ku nekk xoolaat sa pas-pas kenn ku nekk xoolaat sa engagement kenn ku nekk xoolaat li nga xam ne mooy sa pacte bi nga xam ni moom nga signé ak yàlla respecté ko kon yal na yàlla defal yal na yàlla yeesalaat yërmandeem ci xeetu Seydina Muhammad yal na yàlla wàcce waat yërmandeem ci àdduna bi yëpp yal na aar suturaal ñu gën ñu xiital ci boppam bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala abdika wa rasulika xaatam nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman